yéem naa ko ngir màggalam gi doon safar di defar mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful lu doon laa ngi maanaam l'islam ci boppam ak politique ku ne xam na ni dès que mission Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbali question boobu posé wu na ku ne xam ne bu mu ñëwee ca Makka ga mu nekkoon am na lu fu fekkoon doonte amoon na système politique bu ñu mën a wax am lu ñu tudd xukuumatul mala maanaam le gouvernement de l'État moom bu ñëw indi beneen yoon boo xam ne ci diine la ko teg waaye tamit ku ne xam na confrontation yi amoon entre moom ak ñi mu nekkaloon donc yaakaar naa ne dès que mission boobu tàmbale rek mën nañu wax ni la question politique posée woon politique dans le sens bi nga xam ni ci wàllu science politique mooy enjeu de pouvoir ak nguur ak li ko wër ak leneen loo xam ni aju na ci ñuy yore ab dëkk kon question bu teel a posé wu la ci wàllu l'islam ak ni mu gisee doxalinam ba ku ne xam na ni soo seetloo jaar-jaaram li ko boole woon ak waa Makka du woon problème laa ilaaha illallaah wala Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce que bu dee laa ilaaha illallaah ñoo ko xamoon nañu amoon na yàlla gëm nañu ko ci terre loolu tamit ndax mooy yow bu góor ñu ko waxee Abdullahi kon waa Makka xamoon nañu Allah parce que Abdullahi mooy jaamu yàlla donc mais am na lu ko opposé woon ak ñoom ci doxalin donc loolu c'est une dimension politique boo xam ni posé wu beneen vision bi ñeneen ñi am mooy dimension politique yi posé wu tant que dekkul Médine boo demee comme tey jii mel ni Mouhamed Mahmoud Taha muy le second message de l'islam risala thaniya de l'islam moom dañuy dafa xaajale message ni message de l'islam dëgg-dëgg pour moom ci sam mooy message ci amoon ci Makka parce que foofu c'était purement spirituel diine rek la doon wax le message bi nga xam moo am Médine pour moom message politique la parce que raison d'état la ak constitution d'état ak sama réew loolu nekk lu am solo ci débat boo xam ne posé woon la xëy na sax bu ko waxee yu bëri mun comprendre li ñu bëgg mun sax dafa dañ ko rey dans les années 85 fële ci Soudan bi mu ñëwee Médine débat bu mag a mag si am ci loolu parce que ñu bëri dañ naan waaw état islamique waaw mais baax na état islamique ci histoire de l'islam feeñul ci histoire de l'islam ak histoire de littérature bi nga xam ni moo nag loolu lu dul ci année 20 bi nga xamee ni ki ko njëkk a utilisé mooy Abul Ala al-Mawdudi nga xam ni Indo-Pakistan la moo njëkk a wax baatu ak dawla islamiyya donc tamit loolu daf ci jëlaat benn débat boo xam ni dañu naan wax dañuy sosaat état islamique boo xam ne benn taw yonent bi et cetera te ñoom ni ñu ko imaginer en tout cas ci histoire Médine de mënoon noonu yonent bi ba nga ko woon nekk fa ak ay ñoo xam ne bokku ñoom ñoo diine ñi ay chrétien ñi ay juif ñi ñoo diine te sax tey boo déggee ñi nga xam ne dañu bëgg état islamique dañu naan état boo xam ni alxuraan mooy nekk constitution te alors que bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon dund amul woon ku ne xam ne ni jàppale alxuraan ginnaaw yonent bi ginnaaw la ñu koy donc amul woon lu ñu mën a dëgg bi mooy constitution bi nga xam ne ñu ngi mooy téere donc am na alal utilise débat bu mag a mag ñu foofu xëy na dinañ ci ñëwaat bi loolu weesoo rapidement xam naa temps ko mate bi nga xam ne ni moom jóge na def problème posé wu problème bi ñu posé woo dafa am kenn ci saxaaba yi mooy Umar ibn Khattab wax lu am solo njabootu yonent bi ni leen parce que ñi leen ay mag dina Quraysh ñi nga xam ñuy jiite ci jiiru Quraysh di ko mu ñu wax kër yonent bi waaw yéen am ngeen ay privilèges yoo xam ni mi ngi aju ci bokk ngeen bokk ak yonent bi mais privilège bi ngeen am te bokk ngeen bokk ak yonent bi moo leen ko jox bu ngeen ci boolee léegi privilège politique kenn du mën a arrêter ce pouvoir maanaam mënu leen am privilège diine leen diine may mooy deret bi ngeen bokk ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg ci boolewaat privilège bi nga xam ni pouvoir politique la
ngeen ŋànk pouvoir politique ak pouvoir spirituel kon kenn ku mën a arrêté seen pouvoir amul lu contrôler seen pouvoir donc débat boobu posé su na ci islam biñ fi saxaaba yi jógee ku nga xam ne ci kaw ñu dem ci dawla Umayya ñu sos état boo xam ni dañuy état bi état omeyyade la ñuy jël capitale bi Médine yóbbu ko fële ca Damas ci atum à partir de 662 ba 750 état boobu boo ko xoolee état islamique ci sens bi nga xam ni moom la ko ñi koy yëngal di génne parce que dañu jiital li nga xam ni mooy waaso arab am na sax texte yu naan jamono boobu bu fekkee da nga dugg ci lislam te doo arab sax wala kenn du ko nangu parce que day wàññi seen recette fiscale parce que doo paree ci la diir bi ñu doon woote ba nga xam ni kooku c'était un état arabe c'était pas un état islamique ñu dugg époque abbaside révolution bi ko indi 750 mooy Abu Muslim al-Khurasani 750 ba 1258 ñu jël capitale de l'islam jëlee ko Damas yóbbu ko Bagdad kon xam ne ko Bagdad est-ce que loolu aussi mooy état bi ñu woowee état islam donc ñu xam ne rapport bi rapport bu compliqué la du question ci Sénégal la amee problème ba fii ci Sénégal bi nga xamee ni li ñu njëkk gis mu apparaître mooy à partir de almoravid bi di ñëw fii ci côté 1058 li xewoon diggante lépp bi nga xam ne mooy doomu Waane Jaame Njaay nga xam ne mooy maamu Njaay Njaay bi sos empire du Jolof ak li xewoon diggante almoravid yi jaayante la woon est-ce que jaayante boobu est-ce que ci wàllu diine la wala ci wàllu politique donc question bi yaa ngi na posé wu ba nga xam ne yaakaar naa ni du question boo xam ne rek ci contexte Sénégal la nga def bon temps bi ma ko ma déclaré mais boo duggee 15e siècle empire yi amoon Mali wala 14e empire Mandeng Kanka Moussa wala ñeneen ñi empire du Ghana et nga xam foofu si l'islam bi amoon na fa doole mais tamit foofu ba léegi am na débat ci diggante lan moo dox ci wàllu diine ak ci wàllu politique est-ce que diine moo nekkoon li nga xam ne moo la nekkaat wala diine nga def nekkoon loo xam ni ñi bëgg a exercer pouvoir politique dañu ko doon utiliser pour véritablement mën a gouverner mu dugg ci loolu ba ci li nga xam ne moom la ñuy citer en exemple ci Thierno Souleymane Baal ak li ci xewoon ci Allemagne yi ak li nga xam moom lañu tegoon mooy l'état des Allemands et cetera boo xoolee itinéraire boobu ci jamono boobu ñu xool ni rapport entre l'islam ak politique rapport bu complexe la ba bu ñu ñëwee ci li doxoon ci diggante buur yi ak sëriñ si su ma citee rek rapport entre Xaadima Jaxate Kala nga xam ne li mu def ci critique politique li ko opposé woon ak Lat Joor ba mu def xasidaam boobu naan asaalimun fi iddi'aa'i diini Lat Joor am annama hammuhu fii daaka Kajoor ni mais est-ce que Lat Joor bon li muy ñëw ci kër sëriñ si diine la bi muy wane est-ce que dëgg la ci moom wala jot ci nguuru Kajoor moo ko waral xam nga loolu dañuy fàttali lu bëri nga xam ni tey politiciens yi ñu ci kër sëriñ si fa la ñuy goon fa la ñuy xëy ku ne bëgg ñu gis la ku ne bëgg ñu filmer la ku ne bëgg ñu ne yaa ngi toog en tête ak sëriñ bi kon loolu du fi nekk lu bees ba nitu diine yi seen jaxasoo ak nitu politique nekkoon loo xam ne posé na problème Maam Cheikh Ahmadou Bamba soo demee ci mbind yu bëri am na yu ci indi yoo xam ni moom choix bi ñu amoon mooy choix boo xam ni du jaxasoo ak ñoom comme ni ko borom téere bi waxee bi muy expliquer li nga xam ne moo poussé woon sëriñ bi ba mu wax ko xam ju si jooju qaalu li yarkan li abwaabi salaatin taxul jawaïsa kulla mahin mu ni kaana zahidan fi dunia muqbilan ala rabbihi laa yuxaalitu umara wala yakunu ila abwaabihi fa maa kulli muxaawalaatihim almustaqima wa istimalatihim li igraa'i bi zaxaarati fani mu ni sëriñ bi ni mu bindoo woon daawul jaxasoo buur yi daawul bëgg seet dara te dara intéressé woon ci li nga xam ni moo nekkoon ci buur yi ci wàllu li nga xam ni mooy seen pouvoir politique ndax bi ñu ko dee dundee xaalu li yarkan li abwaabi salaat bi ñu ko defal ci buntu buur yi xewoon lu ne ko faa amee mu ni fa qultu xasbi rabbi
waxta fay nii sama borom doy na ma ñu yoon doy wala su arda xayran ay bo ci man daal li ma doon Cheikh Bakar ni mooy xam-xam ak diine kon moom foofu mën nañu wax ni dafa séparé yaay kenn mënul historiquement wala nga sukkandiku ci bindu sëriñ bi ni sëriñ bi dafa jaxase politique ak diine mais sëriñ bi dafa séparé politique ak diine kooku lu leer la ci xaalu yàlla parce que loolu ci comportement la mais aussi ak li mu bind ci wàllu nga xool rapidement ci histoire du Sénégal bi ñu dikkee ba nguur yi nga xam moo xamoon mooy empire Jolof wala royaume du Kayoor 1886 la Joor daanu ñu daal yeneen empire yi ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci empire yooyu ñëw ci kër sëriñ si dugganteeg ñoom bu baax a baax indi ay relation yoo xam ni relation yu jigéen ak ñoom ba pouvoir bi ñu ñàkkoon ci wàllu politique te colonialisme bi dugg ci réew bi xëy na ko ñu bëgg ko récupérer ngir ci toogaale ak service loolu lu ñu mën a ràññee la ci réew mi loolu du fi yàgg la diggante maintenant sëriñ yi nga xam ni ñoo fi nekkoon seen diggante ak li nga xam ne mooy politique soo delloo ci mbindu parce que damay bëgg toujours di analyser suñu contexte politique di ko basé wu ci li nga xam ni suñuy mag moom la ñu bind comme analyse parce que dañuy fàtte ni bu ñuy wax ci contexte européen di wax ay le savant et le politique di wax ci ñoom Spinoza wala ñeneen ñi dañuy fàtte ni fii amoon na ci ñu mel ni Cheikh Moussa Camara bu Gambien nga xam ne téeram boobu mu tuddee aktaru raajiliina fi jihaad mimman yuhibbuuna al-zuhuur wa mulki al-ibaad wala yubaaluuna biman yuhliku fi jihaadihim min al-ibaad demoon na ci critique ak ñi nga xam ñoo nekkoon ci Fuuta mu ni leen li ngeen bëgg a def jël diine def ko outil wala instrument pour contrôler pour am pouvoir du nekk loo xam ne mën na dox mu joxe exemple ni li nga xam ni moo tax état bu mel ni wàllu ay nii fële ci Mauritanie wala ñeneen ñoo xam ne mel ni moom tax ñu gaaw a ñàkk seen pouvoir mooy dañu jëloon diine def ko outil def ko lu ñu manipuler pour nekk au pouvoir donc loolu rek nekk une critique claire boo xam ne jóge na ci bindikat bu nekk Sénégal di wane ni diine du loo xam ne dañ koy jël mbubboo ko wala lu ñuy utiliser pour conquérir le pouvoir politique te dañ ni comme ni ma koy faral di waxee bi ma ànd na diin mu kattas wa siyaasa mu dannasa fa kullu tasyiisin li diin tadniisun lahu soo jëlee diine teg ko nga ni diine dafa sell donc c'est sacré politique taxu set noonu bon politique yëpp parce que suñu delloo ci sama mbokk politique yi mooy xool suñu delloo ci définition première damay dégg Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Maktoum mu ni politique c'est simple ni loolu mooy politique mu ni as-siyaasatu hiya ma'rifatu mashaakilil umma wa sa'yi ila halliha mu ni politique daal mooy fexe ba xam lan mooy soxlay askan wi nga fexe bu wut noo koy fexe boo gënoon ay solution j'espère que ñu ma porté la pour moo boobu nga utiliser nga wutal mooy xam lan mooy soxlay askan bi nga xool noo koy fexe donc suñu jàppee ci li ma wax mooy bu fekkee diine dafa nekk lu sell lu set politique nekk loo xam ni maanaam àggul ci set gi diine set waxuma dafa santé donc boo jëlee diine bu ko utiliser ci politique kon yaa ngi wàññi ci cet gi nga xam ne moom diine amoon du moment que la religion est sacrée et que la politique est profane, toute politisation de la religion donc en est une profanation. Donc nous profaner l'islam, moi je peux utiliser ci politique wala conquérir pouvoir politique. Donc
ci mag ñi ci tarixa yi ñu xool l'islam bi ngeen ñu ñëpp ba nga xam ni li am important c'est le levier important ci suñu société. Général de Gaulle tey maa ngi koy wax sànq ci benn rajo pour référendum de 58 pour Sénégal des dans la communauté franco-africaine bañ a wote non comme Sékou Touré mais dafa appuyé wu ci nga xam ne ñoo yoroon tarixa yi ñi nga xam ne xale yi nekkoon ci jamono yooyu ñu mel ni Mame Serigne Fallou Mbacké ak Serigne Babacar Sy ñoo ko jàppale. donc ñi fi nekkoon it Senghor pour nga doon ku ne xam ne rapport am ak seen jil leen ci ñëw ci wàllu Abdou Diouf loolu aussi ku ne xam ne rapport bi ñëwoon ak ministre Abdoulaye radiyallahu anhu ak Abdoulaye Wade aussi ñoom di ko nekk ci boobu mais mu ngi mu am lu xaw a doy waar mu mel ni nitu politique yi dañuy am habitude suñu bëggee gagner en notoriété wala en popularité dem jaxasoo diine yi ñii def seen photo yi def seen film et cetera nitu diine yi tamit dem ba nga xam ni diine bi dañu ko jël def comme levier aussi pour mën a am ci pouvoir bi nga xam ni moom la politicien yi am ñu mel ni seen pouvoir bi rapport boobu moo fi am mu nekk rapport bu xaw a doy waar boo xam ne benn analyse bu gën a xóot mais li ci am solo ba am solo xam naa bu Serigne Cheikh Gueye ñëwee dañ àgg ci wàllu laïcité et cetera mooy que dañu nekk ci jamono bu jaxasoo ci réew nga xam ni léegi dañ doon wax ni sëriñ si dañuy jàppale politiciens yi wala dañu nekk des clients politiques ñu mel ne ñoom Christian Coulon ak gars yooyu mais léegi sëriñ si dañoo nekk acteur politique sëriñ si dañoo nekk aussi ñi nga xam ne ñooy produire la critique politique fan yii passé soo xoolee critique yi gën a sévère sur la justice critique yi gën a sévère ci corruption critique yi gën a sévère ci wàllu ñoo xam ne bëgguñu yeneen génération yi nekk ci pouvoir bi c'est des hommes religieux ñoo ko produire mën naa ci cité ñu bëri donc loolu dafa nekk benn étape charnière boo xam moom la ñu vivre mu nekk période bu xaw a lëndëm ci suñuy jël bu ñu bëggee analyser rapport boobu mais aussi danger bi mooy ci loolu lay daan def naa li ma mën a wax jeex na danger bi yaakaar naa mooy suñu demee ba politiciens yi imposer li nga xam ni mooy la part du gain la part du pouvoir jël diine def ko loo xam ne dañ koy chantage politiciens yi ba nga xam ne ci diine yi aussi kenn xam ne leen seen rôle loolu mooy danger kon dañuy jëloon ci wax sëriñ bi rek bu daan bu gisee nitu diine kuy dem ci buntu kër di di pouvoir yi day mel ni weñ muy wër ci yoo xam ni xaw koo set yoon donc loolu moo nekk loo xam ni kon attitude bi ci conclusion mooy ku mel ni Mame Serigne Touba dafa nekkoon critique par rapport ak nitu diine dem dugg ci politique ba xuus ci loolu ku mel ni Xaadimu Jaxate dafa amoon doute ci nan la politiciens yi di utiliser diine pour am di boobu ku mel ni Cheikh Moussa Camara bu Kankel dafa ni woon moom dafa gis ni politiciens yi ak nitu pouvoir dañuy jéem a utiliser diine mais diine yoru leen mu am beneen catégorie boo xam ni tey bëgg nañu dañ leen exclure sur le champ politique parce que dañ ñu ci nga xam mooy école bi nga xam moo nekkoon l'école française mais ñu bëgg aussi ñoom sukkandiku ci ne ni ñoom nekkuñ ci géopolitique bi mais ñu ngi ca biir géopolitique bi dañu bëgg pouvoir comme ñeneen ñi mu nekk situation boo xam ne c'est un peu complexe xam naa foofu naa yemal yi ba ci kanam wasalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi leen di nuyu di sama sëriñ ba sëriñ Moustapha Dia daan wax maa ngi nuyu ñaar ku ci bokkul nag nuyu wala maa ngi nuyu deelu ñi fi dëkk ak deelu ñi fi dikk gisul sa bopp bu ñu paree nga ñëw nuyu la sëriñ Aziz maa ngi lay nuyu bu baax te di la ndokkeel ci organisation bi parce que sama collègue docteur Bakary Samb sànq dafa cité benn bayitu Cheikh Ahmadou Bamba naan bil Moustapha lii banal quddus madrasatan man duma ko firee université wala école au sens physique du terme man je prends ce vers comme une sorte d'école de pensée bu ñu mënee wax école de Berlin école de Francfort pourquoi pas école de Cheikh Ahmadou Bamba ci dans le cadre de cette école de Cheikh Ahmadou Bamba xëy na la ñuy waxtaane te di jéggulu ndaxte gone
bu teewee ci kanami ay magam ak i kilifam waru faa jël kàddu dafa war a déglu ak a taataan ndax yàlla ci baaxam ak leeru kilifa ya fa toog mu mën koo jariñ maa ngi nuyu aussi sama aîné docteur Cheikh Gueye docteur Bakary Samb Serigne Djilé Serigne docteur Ousmane Sonko ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal jotaay yi man nag dafa mel ne docteur Bakary Samb xaw naa laal tuuti ci sama sujet ak sama préoccupation très loin dans l'histoire je pense que li nga def noonu la wante mënoon ngaa gën a dem fu gën a sori ci histoire parce que dama jàpp ne ñun ñuy étudier islam ñun ñuy étudier le fait islamique ak le fait coranique dafa am benn erreur bu ñuy def mooy dañuy commencer à la zéro de la prédication du prophète maanaam bis ba yonent bi déggee iqra ñun daal jàpp nañ ne foofu lañ war a commencer suñu analyse mais li jiitu loolu nag parce que bu defee loolu rek dañuy dal ci li nga xamante ne moom la universitaires yi di tudde franchir un mur anthropologique mooy lan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même bu fekkee ne ñun ñi ko gëm mën nañoo jàpp ne gën gi mbindeef la mais dafa dund ci benn contexte socio anthropologique boo xamante ne si ne xaw na koo façonné te même bu dee dikk di indi lu bees il faut muy bàyyi xel li nga système bi mu fi fekkoon nan lay doxee. Une fois qu'on a dit ça avant Iqra di wàcc ñun ñëpp xam nañ ne arab yi li ñu doon dundee c'était li ñuy wax des alliances tribales maanaam xeet gi tribu yi ak famille yi day ànd ak kële ñu suñu ay pacte d'alliance kële defe ko nële kële defe ko nële loolu moo tax comparaison bi ñuy def avec le christianisme bi dañuy wax ne ci évangile Jésus da doon wax naan rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César mais explication bi c'est très simple mooy que ne Jésus bi muy wax loolu César était là am na pouvoir centralisé bu nekkoon loolu mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy ñëw li mu fekkoon ci Hijaaz mooy ay tribu ñi def alliance yi ñi def alliance fële bu alliance ci daggee ñi dem xeexi fële ñi dem xeexi fii moo tax ay razzia yu bëri woon doon mën a bëri loolu moo tax it comme moo tax comparaison bi entre le christianisme et l'islam parfois li ñuy wax ça ne tient pas la route bu ñu ko fondé ci xam-xam lu ñu war a mën a waxtaanee la mais bi nga xamante ne si ne islam commencé na développé wu te am na ñu ne sax ci commencement bi nekkul woon islam comme religion mais dafa nekkoon une alliance moo tax ne ñuy wax ne yonent bi da doon yónni ay ndaw fii ñu doon dem ca Habasha ñi doon dem ca Rome ñi doon dem fële pour fexe nouer des alliances avant même muy fexe convaincre à une religion parce que société bi mu doon dundee noonu la demee mais bu fekkee ne islam dafa politiser wu te je pense que fi nga xamante ni dama xëy wuteeg docteur Bakary Samb même bu fekkee ne may ndongali léegi mu bañ a xaw a d'accord ak sëriñ bi fi may wuteeg moom man damaa jàpp ne ci sama xam-xam bu gàtt islamu première génération bi mooy au moins 13 premières années yi nga xamante ne si ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga nekkoon Makka l'islam ne s'est jamais politisé loolu laa jàpp te bu politisé woo Médine aussi politisation bi ça n'a pas dépassé 13 ans fukki at yi nga xamante ne si ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko nekk Médine man jàpp naa ne bu fekkee ne ci dundam islam politisé na wala fi dépassé wul fukki at yooyu yi nga xamante ne si ne dund na ko Médine bu ngeen ma laajee lu tax ma wax ko ma ne leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu fi jógee joxul benn indication c'est pas un choix démocratique que Aboubacar a été élu te bu fekkoon ne par ordre religieux ak une loi divine la ñu waroon a gérer politique bi kon Aboubacar ne Siddiq
une loi divine moo koy tànn waaye c'était par un choix démocratique moom lañ ko tànne te bi nga xamante ne si ne Aboubacar jóge na fi am na lenn loo xam si ne ñun bu ñuy jàng histoire dañ koy faral di fàtte wax mooy que ne ñetti saxaaba ñi nga xamante ne si ne ñoo doon Aboubacarin ñoom ñëpp ay révolte ak i opposition yoo xamante ne si ne ñenn ñi sax ci jullit lañ jógee ñoo loolu moo yóbbu seen bakkan loolu moo waral Seydina Omar da doon julli fajar am ko bett jam ko Seydina Ousmane nam demee xam nañ ko Seydina Ali nan demee xam nañ ko nous n'étions pas dans une démocratie à cette époque dañu nekkoon ci système boo xamante ne si ne da doon am ay opposition da doon am ay révolte te man jàpp naa ne ñi nga xamante ne dañuy reconnaître ci même système politique bu fekkee ne ñooñu dañuy référé wu ci ce système en se disant que c'est une incarnation de la loi divine révolte yooyu waroon na faa mën a ñàkk te loolu bu ñuy parler ci islam politique dafa dañ koy fàttee nettali 661 lan moo xew docteur Bakary Samb nettali na ko sànq l'empire omeyyade mais loolu am na lu gën a garaaw mooy que ne man damay défier borom xam-xam yu bari nee na naan leen ku ma mel ne indil benn aaya alquran wala benn xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu wér bu mën a appuyer dawla amawiya nga xamante ni nekk bàyyi ba dafa jóge doom ja topp ca bàyyi ba jóge wax fa doom ja topp fa ñu koy doonante di ko doonante gisuma ko te à l'époque bi gën a doy waar mooy que ne pendant que les Omeyyades ñi ngi doon gérer politique bi ñi nga xamante ne ñoo yoroon mbirum diine bi ñoom dañ leen a bàyyi woon ca jàkka ja ak ca seen daara ñuy jàngale yoolaate jaxasoo bi léegi daana am léeg-léeg nga gis benn borom xam-xam ñu jox ko mu nekk qaadi mais parfois sax pouvoir bi moo daan imposer ci xudaat yi atte yi nga xamante ni si ne ñoom lan doon soxla bi dawla Abbas Amawiya jàllee dawla Abbas yéen moo ñëw 750 1258 ci jamono yooyu la 4 grands maîtres des écoles Abu Hanifa imam Shafi'i Ahmad ibn Hanbal imam Malik ci jamono dawla Abbasiya lañ gën a fëse même si Abu Hanifa dund na tuuti ci dawla Amawiya mais li ñuy faral di fàtte mooy que ne ñoom ñëpp amuñu kenn ku ci nekkoon dans la gestion du pouvoir et encore que même bi nga xamante ne si ne benn xalifa Abbasi bëggoon naa proposer ñu jël Muwatta bu imam Malik def ko comme la règle de droit imam Malik dafa bañ daan ne boo ko fi defee parce que bés boo ko defee da nga stoppé di nga arrêté liberté en matière de religion et en matière d'interprétation des textes bi nga xamante ne si ne moom lañ xam te loolu imam Malik bi nga xamante ne moo ñu sukkandiku moom moo bañ ne loolu duma ko nangu avant kasaay gi Sëriñ Babacar Samb doon si te ça waaw docteur moom si dana al Mawdudi mais ki nga xamante ne si ne moo njëkk a théoriser ce qu'on peut appeler le droit public en islam mooy Abul Hasan al Mawardi ñu ngi nekk 10e 11e siècle moom moo bindoon al ahkam as-sultaniya Ibn Taymiyya ñoom ñëpp c'est beaucoup plus tard mais gis ngeen Abul Hasan al Mawardi li mu def mooy pour la première fois dans l'histoire nous sommes au 10e siècle benn borom xam-xam jël na bind ci livre fiqh loo xamante ne si ne avant borom xam-xamu philosophie yeeg ilmul kalaam ñoo ko daan jëfandikoo pour tontu chiites yi ñi nga xamante ne si ne la doctrine de l'imama est fondamentale chez eux te Ibn Taymiyya mi nga xam si ne dañ koy faral di citer comme une référence bu ñuy wax ci l'inséparation entre le religieux et le politique est venu beaucoup plus tard te à cette époque gis ngeen royaume yi ci topp yëpp wax naa Amawi yoon wax naa Abbasi yoon
te Amawi yu sax am na yu gën a am yu gën a garaaw yoo xamante ne si ne képp kuy gëstukat maa ngi koy renvoyer ci kitaabul Axaani bu Abul Faraj al Isfahaani parce que ci empire dawla Amawiyya ci boppam am na ay xeetu jataay yoo xamante ne si ne yu doy waar la yu fa doon defee yoo xamante ne si ne wuute nag lool islam te ñuy gëstu ci wàllu musique en arabe sax question bi ñu posé wul mooy lan moo tax Hijaaz da doon gën a développé woo Makka ak Madina plus qu'à Damas parce que les Omeyyades bi nga xamante ne ils étaient au pouvoir ils ont compris que la révolte pouvait venir de Hijaaz bu boobaa amuñu def ils ont donné beaucoup de subventions pour accompagner les artistes. À l'époque c'était ay Ma'bad ay Surayj ñi nga xam te ne li daan seen liggéey mooy dañuy bàyyi ba aji Makka jot ñu dem ca Kaaba ga la ko wër nekk fa di dëgg seeni concert loolu dawla Amawiyya moo ko doon def te kooku kii def loolu day ba pare jël ñi nga xamante ne ñoo doon yor wàllum diina ji yamane leen ca seen jàkka ja moom mu doon gérer politique bi na mu ko neexee su jàpp naa ne foofu bu fekkoon ne séparation amu fa xëy na am na ne noonu nu mu doon doxee à remplir en paix les devoirs de ma religion boobu loolu ñu ngi koy fekki ci thèse docteur Rawaan Mbaye le grand penseur le grand savant El Hadji Malick Sy pensée et action beneen mbir bi nga xam si ne war nañ cee bàyyi xel bu ñuy analyser rapport religieux et politique surtout bu ñuy wax laïcité mooy que ne bëri na ñuy jàpp ne ñun bu ñuy wax laïcité ci Sénégal xëy na docteur dana ci ñëw dañoo yaakaar ne ça a été calqué et copié de la laïcité française man loolu ànduma ci thèse boobu pour une bonne et simple raison mooy que ne la laïcité bu Sénégal ci ñetti article kese la sukkandiku mooy article premier article de la constitution la république sénégalaise est laïque démocratique et sociale. Bon, par contre, ça, nous copier-coller l'article premier de la Constitution de la 5e République française, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, moi, le premier article. Article 3, moi, les partis politiques. Parce que, sur la Constitution, les partis politiques ont le droit d'identifier une religion. Article 19, moi, sur les libertés religieuses, les communautés religieuses doivent s'organiser en toute autonomie. C'est-à-dire que l'État mënu ñoo digg fii ñuy gàmmoo wala ñuy màggal mu naan ñu nii ngeen di gàmmoo wala nii ngeen di màggalee su ko defee on peut porter plainte contre cet État pour une atteinte à la laïcité. di ko ci ñetti fondement yooyu gis na laïcité sénégalaise sukkandiku amul beneen moo tax État mën naa subventionner ay cérémonie culturelle État parfois mën naa jàppale ñuy construire ay mosquées yooyu yëpp gis nañ ko fi te bu ñu demee ci bu France. Moi, en 1905, ils ont vraiment voté une loi. Ils ont voté une loi. Comment loi de commencer? L'État ne reconnaît, ne subventionne et ne salarie aucun culte. Madame, l'État ne reconnaît pas. Madame, comment vous dites? De subventionner les religions. Madame, de quel alam, de groupe de type. Tandis que quand on est dans l'État douleur. Massa Faye ba exception la mooy am Alsace ak Moselle moo tax foofu dama fi xaw a différencié wu ak notre ami monsieur le député mooy jàppuma ne la laïcité française parce que j'ai lu vos solutions la laïcité française jàppuma ne elle est athée te it jàppuma ne la laïcité à la sénégalaise doit être syncrétique li ma jàpp mooy que ne laïcité dafa war a nekk benn cadre juridique boo xamante ne si ne day permettre toutes les opinions religieuses de s'exprimer dans les limites de trouble à l'ordre public. Parce que bu ñu waxee syncrétique man nag arab laa jàng samay tubaab dafa fóorul moo tax mais su ma déggee syncrétique damay jàpp ne dañuy jëli fii dajale lépp indi ko pour mën a repenser notre laïcité parce que effectivement ni nga ko waxee dañu parce que Sénégal est un pays à 100% croyant. Donc, même si on n'a pas de chiffre officiel, parce que nous sommes adeptes des autres religions, nous sommes 100% croyants. Mais les médias pour la laïcité, non, la moi, je suis un cadre juridique. Pour l'air cassé, pour ce que vous pouvez organiser, il y a un magasin, il y a un autre côté.
tant qu'il ne porte pas atteinte voilà tant qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public bu sëñ Bakary ba di organiser gàmmoom ca Mbuur kenn du ko tere ku bëgg a def sa conférence ci sa jàkkam kenn du ko tere te justement c'est ce cadre juridique qui peut permettre à n'importe quel candidat de s'identifier au mouvement qu'il souhaite dama jàpp naa ne kenn amul droit di laaj kenn nan ko est-ce que yow ci mouvement bi nga bokkoo ci mouvement bi parce que la laïcité nous interdit de faire ça te ba ñu bëggee dugg ci piège boobu def la laïcité quelque chose de syncrétique rek mën nañoo ubbi bunt boo xamante ne si ne lu ñu xamante ni ñu koy jëlee pour conclure parce que maa ngi gis sëñ Aziz ak mon cher aîné Seydina Omar Ba ñuy xoolante loolu ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de temps mais pour conclure li may wax mooy des inséparation du pouvoir politique et du religieux en islam est-ce qu'elle ne serait pas plus théorique que pratique et historique surtout parce que erreur bi ñu bari di def mooy dañuy prendre analyser l'islam en dehors de l'histoire te booy analyser l'islam en dehors de l'histoire tu peux tomber dans des anachronismes yoo xamante ne si ne day poser problème lépp loo xamante ne si ne jug na ci ñu sante ko sunu borom lépp loo xamante ne si ne dëng na ci ñoo ngi ci jéggulu ndax nit moo matul wa ma aradtu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi wassalaamu aleykum wa rahmatullah. ñuy nuyu ñi nga xamee ni ñoom la ñuy bokkal jataay muy kon nga xamee ni mooy sëñ Aziz Mbacké Madialis ñi nga xamee ni moo ñu associé ci événement bi di nuyu professeur Bakary Samb di nuyu docteur Seydi Jamil Niane di nuyu ki nga xamee ni mooy modérateur bi muy Seydina Omar Ba di nuyu sëñ Gidi nuyu honorable député Ousmane Sonko di nuyu sëñ Babacar bu ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu di jégalu bu baax ci yéex a ñëw bi ñu nekkoon ci daje boo xam ni dañ ko waajaloon ci takkusaan bi mu jëm ci mbirum projet bi nga xamee ni moom la sëriñ Mouhamadou Mountakha yëkkati jëmale ko ci njàngale ci Touba ñu nekkoon ci ñu xaw a yéex a commencé rek ñu waroon a teew foofu door fee si kon ñu ngi jégalu bu baax ni nga xamee ni noonu laa formulé proposition bi mu ngi maa ngi koy àbb ki nga xamee ni mooy sëñ Abdou Aziz Mbacké Madialis mooy laïcité au Sénégal ou laïcité sénégalaise, sortir du marché de dupes nag moom maa ko ci doolal mu doon formulation boo xam ni lu ma ko dalee wax mat na ñaar fukki at ci ginnaaw ndax jàpp naa ne li nga xamee ni mooy marché de dupes muy muusalante ak nëbbalante dafa sax ci li nga xamee ni moom moo question bii ñuy tuddee laïcité li tax lu yàgg ñu toog ko waxtaan li jëm ci mbiru laïcité Sénégal ci espace public bi ñu toog ba lu mel ni référendum ñu organiser ko fii ñaari at ci ginnaaw mu doon lenn ci question yi nga xamee ni
référendum boobu jotoon na ko yëkkati mu doon jamono boo xam ne ni biñ ko yëkkatee ñun jàpp nañ ne waruñu ko tëjaat tëj bu gaaw luy nuroo nëbbal dañ ko war a ubbi waxtaane ko am ci juboo bu yaatu door a jàll ci leneen ndax man li ma jàpp mooy dafa am ay notion yoo xam ni maanaam dañ coy dëppoo wala boog ni nga xamee ni noonu lañ ko gisee wuute na ci biir suñu dëkk te mu nekk loo xamee ni dafa suulu ñuy ragal ñun man mun naa waxaale aussi Bakary sax benn bis mu doon loo xamee ni day wuññeeku indi jafe-jafe notion yooyu bokk na ci notion république bokk na ci notion démocratie bokk na ci kon notion droit de l'homme damay wax souvent Alioune Tine ni ko man d'accord naa ci droit de l'homme waaye nañu seet reenu droit de l'homme fii ci suñu réew ak li nga xam ne mooy suñu diine bañ a seet reenu droit de l'homme feneen ci àdduna bi su ko defee sénégalais yi dañu ko mën a gën a dégg gën koo mën a jafe laïcité aussi bokk na ci li nga xam ni werante mos cee jóg donc jàpp naa ne ñu war a waxtaanee la ñu bari dañ koo jàppee ne li may tuddee corps étranger maanaam benn baat boo xam ni dafa jóge ci historiographie yu wuuteeg liñ fi dund ba pare mu ànd ak li nga xamee ni moom la ñuy wax colonie ak post colonie maanaam ci colonisation ci la ñu ko ëndaalee mu bokk ci yeneen yi nga xamee ni moom la ñuy indi bi colonisation jeexee yi terewul lañu ni ñu ëmbee waatee colonisation tegalaat ñu ko loolu yi da cee bokk ba tey su yaatoo xaj na dinaa dellusi ci ni nga xamee ni bi ñu jël suñu indépendance noonu lañ ñu boolee ay experts ak ay assistants pour ñu bindal ñu suñu constitution yi boo seetloo réew yi nga xamee ni France dafa leen a jàppale pour ñu bind seen constitution ñoom ñoo reprendre base laïcité bari na ci réew Afrique yi ñoo xam ni même bu ñu dugalee neutralité wu nguur gi par rapport ak question diine tuddewuñu baat bi laïcité dañ koo formuler leneen xam xaj na du ma am jotu dellu ci dëkk par dëkk mais lu yaatu la doo xam ni xam naa 20 minutes xaj na du ma ko may moo ne de li mën a jàpp mooy diggante état ak li gën a yaatu muy état nation ak diine ak suñu société nekk na loo xam ni lu yàgg la yaakaar naa dañuy fàttali souvent ne ko xaj na fàttali ko balaa may ñëw ne fii buur daaw fi am te amul conseiller boo xam ni moo koy jàppale ci mbiru diine buur daawul dem xare ji te demul seeti koo xamee ni moo koy taxawu ci ñaan buur daawul taxawal nguuram te daawul indi ci wetam koo xam ni daf koy dimbale ci àtte kon même cosaan bi nga xamee ni mooy cosaanu Mbàkke ak li ko wër ak territoire bi nga xamee ni moom la ñu joxoon ki nga xamee ni mooy Maam Maaram foofu la jóge ndax buur yi reconnaissance rôle ki nga xamee ni moom mooy sëriñ bi
moo taxoon même bu ñu dëkkul woon ak sëriñ bi dañ ko daan fàkkal foo xamee ni fa la daan nekk ngir di fa mën a jàngale bu ñu ko soxlaa woo. kon loolu lu fi yàgg la li mu fi jiitoo colonisation bari na maanaam muy interaction permanente bi am diggante sëriñ ak ki nga xamee ni moo yor nguur. ma wax loolu yëpp bëgg ñu assumer boobu histoire nga xam ni moo jur diggante bu ritax bi am diggante sëriñ yi ak ñi nga xamee ni ñoo nguur Sénégal. li tubaab bi def mooy bi mu ñëwee daf ko reconnaître ndax moom ci boppam bi muy doxal réew mi dafa dem ba xam ne su fekkee jafanduwul ci ñi nga xamee ni ñoo taxawee diine nekkam du fi neex wala boog ni mu war a yombe ci nu mu doxale réew mi du ñu yombe ñu koy tuddee indirect rule di ko comparer ak li nga xamee ni moo xew ci yenn dëkku anglais yi nga xamee ni ñoom la colonisé woon bokk mu jàpp ñu jàpp fa ne foofu dafa doon wéeru ci ay kilifa yoo xamee ni population yi respecté nañ leen pour mën leen a diriger. question yi ñu posé tontu ci lu yaatu ci livre bi nga xamee ni bind nañ ko muy état société islam au Sénégal un ère de nouveau temps ñu génne ko daaw ji mooy est-ce que les systèmes de gouvernance africains sont capables de s'accommoder de l'islam? Quel est le risque réel d'une interpénétration de la sphère religieuse et de la sphère politique? Troisième question, les valeurs islamiques peuvent-elles encore apporter cette touche éthique qui manque souvent au jeu politique et démocratique? Donc loolu question la yoo xam ni pour man ñun chercheur war nañ ci gën a xuus xam naa lu ma ci mën a tontu ci communication da communication bi li nga xamee ni moom laa ci bëgg moom laa ci jublu mooy wone li nga xamee ni moom mooy laïcité sénégalaise. ñaata minute moom ma dese 10 minutes waaw kon xatte rek ñu fàttali ne question laïcité bii ñuy wax nekkul question boo xam ni Sénégal rek la ñor yaakaar naa ñun niñ koy ragalee ubbi tegaat ko ci kaw table bi noonu la ko yeneen dëkk ñimee génne ko teg ci table mu doon am littérature bu yaatu bu ci génnaat at yi ñu weesu kon nekk na loo xam ni lu ñu war a fàttali d'abord est-ce que laïcité principe universel la wax naa ko sànq ñu bëri ci sénégalais yi surtout suñu mbokk intellectuels yi xam naa ni xaw ma bokk naa ci wala bokkuma ci mais ci ñu bëri ci ñun dañoo jàpp ne lu mënul ñàkk la loo xamee ni la moo xew ci àdduna bi yépp kon Sénégal mënu cee mën a waru cee mën a mucc may fàttali ci exemple yu bari muy Albanie muy Allemagne muy Australie muy Autriche muy Belgique ne dëkk yooyu yëpp binduñu laïcité seen constitution te it lu bari lu ñuy yaakaar maanaam mooy même buñ ko bindil seen constitution yi moom la ñuy doxal may wax ne ragal a aborder question boobu moo tax man may fàttali ne dëkk yooyu am na ci dëkk yoo xam ni ñi nga xamee ni ñoo taxawee diine chrétien dañ leen di fay gouvernement bi da leen a ameel fay ndax li gouvernement bi jàpp mooy ñii kat seen ay adhérents dañuy fay lempo bi ñuy fay war naa cee génne defal leen li leen neex wala li leen gënal li ñu jàpp mooy ñii kat dañuy sos ay l'école yooyu di jàngale
diine ak yeneen valeurs yu am njariñ pour réew mi te nguur gi yore devoir saytu njàngale moomu nga xam ni moom la waa réew mi yëpp war a jàng donc ñooñu ñëpp dañuy assumer ne lu ñu war a def la ba ñenn ñi pourcentage la ñuy déterminer daal di ne at mu jot lii dinañ ko yëkkati def ko jox ko tel ak tel congrégation wala église ku mu gën a mën a doxal loolu ñu doon ay réew yoo xam ni dañuy assumer complètement seen dëkk ñu jël croix daal di koy def ci classe yi yow tey jii nii soo fa demoon séjour scientifique wala de recherche classe bi ngay dugg da nga fay fekk croix fekk fa bible bu ñu teg ci suufu table bi donc am na réew yoo xamee ni ñun ñu ngi leen di xoolee réewu tubaab mais ñoom assumé nañ li ñu doon loolu yëpp soo déggee ma waxe ko noonu maanaam invite la pour aussi ñu décomplexer par rapport ak question boobu ma avancer tuuti d'abord wax que ne maanaam question boobu am na caractère évolutif maanaam amu ci benn dëkk boo xamee da nga taxaw rek ni man lii lii laay def lu ci nekk dañ koy évaluer avec le temps lu mu laaj ñu évaluer loo principe léegi nag bu ñu ñibbisee Sénégal Senghor ci boppam mi nga xamee ni moo njëkk a jiite réew mi li tax ma koy citer mooy wone ne même Sénégal question ancienne de débat maanaam ba ñuy am indépendance bari woon na ay question aussi ci loolu ndax bi ñu ko gisee ni mu duggantee ak këru diine yi comme ni mu ko waxee ci benn vidéo fan yi ku fi yëkkati bëgg a nekk candidat dinañ la laaj ban waaso nga bokk su fekkee foofu dara yëngalu leen fi ñuy laaj la ban diine nga bokk suñu jógee foofu laaj la ban tariixa nga bokk ndax franc-maçon nga wala leneen loolu moom moo su fee jóg kon du question bu bees donc mu ne la laïcité Senghor ci boppam pour nous n'est ni l'athéisme ni la propagande anti-religieuse. La religion est un aspect essentiel de la culture. Elle représente l'effort le plus noble pour lier l'homme à l'univers dans un double effort de socialisation et de totalisation. kon nekk na question boo xam ni bi ñuy def assises nationales yi yëngaloon nañ ko xaj na rek balaa ma yegg si ci point boobu moo fàttali ne man jàpp naa ni question religion politique bokk na ci question yu ñu gën a étudier Sénégal loolu aussi bu ñu ko fàtte depuis ñoom Paul Marty ki ñi ci topp ba génération ñoom Christian Coulon ba ñoom Chryso Bryan ñun ñëpp ku commencé gëstu ci mbiru diine Sénégal littérature boobu day fees sa dëkk mais donc bi ñu yegsee ci assise nationale bari na si luñ ci discuter may noter rek benn contribution bu ci jamaatu Ibadu Rahman defoon maa ngi leen bàyyi fii léegi ci daje boobu ñu bokkoon ci kii boobu ñu wax ne il faut ñu génn ci danger bi nga xamee ni mooy opposition entre ñaari camp bi nga xamee ni mooy waa université en général nga xamee ni bëgguñu dégg leneen du dul laïcité à la française moom lañu nàmp moom lañu kii xamuñu sax beneen schéma bu bees mën a dugg ak ñi nga xamee ni ñoom la ñi sëñ Aziz di tuddee laïcard donc ñooñu nga xamee ni vraiment seen diine ci boppam mooy diine gëm mbirum laïcité mu am tamit ñeneen ñoo xam ni jàpp nañ ne amul fi dara lu fixe loo xamee ni war nañ ko fee jàpp ne waru fee jóg donc réponse assises nationales yi moo doon la laïcité de l'État au Sénégal signifie au plan constitutionnel que le pouvoir temporel doit s'abstenir d'intervenir dans le fonctionnement des institutions à vocation spirituelle
qui à leur tour ne doivent pas exercer leur emprise sur les pouvoirs politiques, civils et administratifs. Les institutions de la République ne peuvent être caractérisées dans leur expression par une religion, une secte ou une confrérie. Les représentants des institutions sont tenus, dans l'exercice de leur fonction, de s'abstenir de marquer leur préférence ou le rejet d'une religion, d'une secte ou d'une confrérie. loolu yëpp suñ ko définir woon laïcité Sénégal tous les jours nga gis fonctionnaires yi wala même président de la République ci boppam jalgati ko ku nekk xam na li nga xamee ni ku nekk fa nga bokk ku ci nekk ci biir espace bi ci sa pratique politique da ngay affiche fa nga bokk ngir bénéficier ci avantage yi nga xamee ni moom la war a am. Mais bon, comme amatuma temps bëri li ñu jàpp mooy daal laïcité, il y a un accord sur le contenu de la laïcité. Baat bi xaj na mën na poser problème mais Sénégalais yëpp d'accord nañ ne surtout boo nee mooy lan mooy tëddee njaaxaanaay nguur gi tëddee njaaxaanaay wala nga ni nguur gi tëddee nee seet day nekk loo xamee ni ñoom ñëpp ñoo ciy d'accord ndax kenn bëggul coow jóg ci réew mi te li ko indi nekk président de la République affiché trop fi nga xamee ni fa la féete kon mu doon loo xamee ni daf ñu war a permettre désormais ñu génne ci li may tuddee marché de dupes maanaam pour man muy homme politique yi bu ñu ñëw fu mel ni Touba wala fu mel ni Tivaouane wala di wax ak ñi nga xamee ni ñoom ñoo yor diine ji li ñuy jéem a def mooy fexe toujours won sëñ bi ni ko dama ñëw jublu la ngir sa njariñ ngir njariñu askan wi waaye ku ne xam na ne deuxième mandat souvent moo leen di tax a jóg bu ñu ñëwee di ñaan lu si daanaka liñ leen di tiflil taxu leen a jóg lañ leen di waxal ngir taalibe ya dégg ko voté leen moo leen tax a jóg kon nag muusante bi côté boobu dafa war a jeex ñëpp xam nañ léegi li xew sëriñ bi tamit bu ko homme politique seetsee li nga xamee ni nii moo ko war a tax a jóg mooy lu muy lijjantee homme politique boobu ba wax ko lan mooy njariñu réew mi lan la réew mi soxla nan la war a yërëme ñi nga xamee ni ñoo dëkke réew mi lan mooy njariñu réew mi su ko defee bépp homme politique bu ko seet di nga xam ne boo fa ñëwee war dafaa wax loo xam ni teg ci ay loxoom loo xam ni dina amal njariñ nit ñi waaye li ñu gis xaj na wuute na ak loolu ndax aussi souvent religieux yi ña ngi lijjanti seeni tool di lijjanti ay passeport diplomatique di lijjanti leneen même si yooyu yëpp mën nañu ko considérer passeport diplomatique man jàpp naa ne sëriñ institution religieuse la boo xam ni ay taalibeem fu nekk lañ nekk taalibe yi ay sénégalais war nañ ko mën a jox passeport diplomatique comme ni ñuy def ONG yi nga xam ni at mu jot dañ naan la joxeel benn listu sa personnel étranger jox leen ay avantages pour yombalal leen liggéey donc pour man daal lu ñu war a génn ci muusante boobu la buñ ci génnee nag d'accord naa ak ki nga xamee ni mooy Ousmane Sonko ci proposition bi mu def aller vers une institutionnalisation pour assumation boobu nekk loo xamee ni day doon lu am mandarga maanaam ñu reconnaître ne tel confrères yi ñoo fi nekk confrères yi waxtaan leen entre yéen lan mooy seen agenda ci lu éducation lan mooy seen agenda ci célébration religieuse comme lu mel ni màggal lu mënul ñàkk ci réew maanaam moom mooy respiration nation pour man même 4 avril di nga gis am ñu fa nekk ak ñu fa nekkul
ñu ko yëg ak ñu ko yëgul am na aussi ñoo xam ne ni tollu leen fenn ci xol mais buñ nee màggal la wala gàmmu la ñëpp fëx kon loolu lépp lu ci nguur gi jàpp pour loolu gën a ñoŋ lu ñu war a assumer la totalement wutal ko budget di ko saytu di ko xaj na kenn duñ ko def audit waaye bëri na fi organisation yoo xam ne dañ leen di jox mais kenn du ko auditer caisse noire yi aussi kenn du ko auditer de kon man daal jàpp naa ne lu ñu war a mën a jàngat la gën koo xóotal ba mu amal njariñ askan wi. mbokk yu tedd yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar itam di nuyu sëñ Abdou Aziz di rafetlu initiative bi vraiment di am solo trop dafa am benn borom xam-xam bu doon wax ni Nafes Sadik nous ne devons pas craindre de parler des questions qui nous touchent waaye mel na ni mën na maa waxaat la mu wax bu am solo la kon waxtaane thème bu am solo bi amal na ñu njariñ amal na njariñ askan bi te dëkk bi bañ koy sosit borom bokk na ci mu waxoon benn bayit bi sëñ Samb dama foog ni xëy na daal dafa wuti di sàmmin wacceeru deqbel maskana taxawumi wa mawdi'al fikrati wa tafahumi ak wa maskana irshaadi wa taxlimi wa maskana taswibi wa tarhimi muy lu am solo kon ñoo ngi nuyu bokk yu tedd yi ñu seqal jotaay yi kenn ku ci nekk ci turam ak santam ndax dama bëggoon a ñaan dérogation ni nañ ma fu la dox ñetti yoon temps bi moo war a def ndax yoo fi dégg am solo bu mu am solo te lu ci ne ma bëgg a jël si waaye xam naa Cheikh Omar ni ma xoole moom mooy jël sa 20 minutes ba tax na kon damay jëkkante waaye kenn ku ci nekk nuyu naa la nuyu ba gën a sell te gën a yiw te gën a jot te gën a rafet enjeu yi nag damay wax ni qu'est-ce qui est enjeu lan moo nekk enjeu lan moo nekk enjeu foog naa ni kenn ku ci nekk ñàkkul ni mën nga ci am xalaat mën nga ci am aussi gis-gis li nekk enjeu man foog naa ni nit la ak yitteem nit ak yitteem moo nekk enjeu nit fii ñu toog dëgg la naaw sëñ bi bind na Fawzeyni wax ne Touba xarasallah yàlla aaral na ko waaye terewul ñu indi fi poste gendarmerie police terewul ñu indi fi poste gendarmerie police te ña ko def du caagin dañoo déggul sëñ dégg nañ ko bu baax ba tax na jotaay yi ñu am li waral ñëpp ñu mën am dalu xel ci ni waa Gànnaar du ñu fi fekk jàpp def ay jàmm waa Mali duñ ko def waa Gambie aussi du ñëw jàpp ñu def ay jàmm c'est parce que am na ñenn ci ñun ñu jël ci suñu kàddu taxawal leen tàggat leen jël suñu alal jox leen ñuy saytu suñu kaaraange ba loolu tax tey jii ñu mën a toog fii am xel mu dal moom bu kaar yi ñuy jàng rek déedéet loolu bokk na ci kon bokk na ci aussi tey nit dafay gane àdduna di yokk ci ay at am yu bari man koy dal muy tawat ak wér ñu ni kat nañu fexe ginnaaw tawat day am fexe ba samp ay bànqaas yooyu danañ mën a saytu nit ñi seen wér-gi-yaram bu tawat amee
ba buñ ko mënee fekk sax ñu jëm koo fekk ba tawat du am waaye it dafa am fu nu bàyyi ko muy suñu démb ñu am ay li ñuy wax mbatit sunu mbatit ñu am ko am sunu taarix démb waaye am gis-gis bu ñu am ci ëllëg ci sunu pénc loola nag ñu ne kon faw suñuy doom suñuy jarbaat ñu def ci ñoom li mu jàpp ni mooy xam-xam ñu am njariñ tàggat leen ci ay jikko waaye loolu tamit des koy taxawal ci turu askan bi am ñoo xam ne ñoom ñooy jël ay appareil bu ñuy teg xëy na muy état ngir doxal loolu waaw bu fekkente ne lu jëm ci li nekk enjeu kaaraange askan bi la li nekk enjeu seen ku ci wopp mën a fay ginnaaw maa ngi fii ci dëkk bi bu ma nee wopp ñëpp xam nañu li nekk enjeu mooy ñu tabax nit ñi ba ñu doon ay nit ñoo xam ni danañu amal seen bopp njariñ amal seen bopp seenu askan njariñ seen askan waaye man koo amal it seen jamono te faw ñu am lu ñu def ci ñoom waajal leen ndax bi ñu dikk fii ñu nekk nii ñoom xamuñu ci dara kon des leen di orienté yooyu nag ak yeneen yu ma limul ci créer environnement boo xam ni environnement bu favorable lay doon ci ku bëgg a yëngatu mën a tonawu ku bëgg a dem dellusi wala nga dellusi te def ko ci ak tey bakkan kon yii moo nekk enjeu waaye yii lan moo tax ñu bëgg koo beral ñenn nag rek ñu toog fële ni ñoom daal ñoo ca sañ a wax ak addu ci ak def ko waaye kuy wax ci turu yàlla ba diine moom amoo ci sañ-sañ wala boobu nañu waxante dëgg yàlla am na problème am non ñoom li ñuy wax nañ ko waxante rek ci seen logique yàlla moom am na problème parce que xam-xam bi ñu koy jiiñ amu ko wala maandute gi ñuy wax ci yàlla nekkul ci ko inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa amalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula ñi dañu ko gàll responsabilité te malheureusement ma ngi interpellé waroon xam-xam yi nekk ci diine yi ji aussi di rejoindre professeur Niane docteur Niane li mu wax aussi effectivement diine bu ñu ko bëggee tàmbalee ci Makka jëm Medina ci teewaayu yonent bi dafay gàtt ma nga tàmbalee ca mbindum aadama diine lislaam ji yàlla àggale ci aadama la tàmbali kon mu ngi su ko jàll te demul si ba foofa te it jàpp naa ni du ñuy dog am na loo xam ne xëy na lu ñuy soppi amatu ci waaye waxtu wu ci ne am na loo xam ne faw muy dox ñu koy dëppale ak jamono faw muy am looloo waral parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni wuñ ko ci Quraysh rek wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaas Muhammadu Rasulullaahi man bu dikkul ci man mii ni ma yàlla ma yónni lii dama yónni nii nga ko war a defee li ko yàlla yónni matale woo kon dañ ko yónni ci jamono yëpp kon waxtu wu ci nekk lan ko yónni woon dana dox waaye dana am ci organisation bu mu am loolu lu mu nosoo ba am ku ñëw waxal na ko ci place loolu moom mooy li am alors su fekkente ni kon taxawu nit ñi nga xam ne li ëpp solo ci kaw suuf li fi ëpp daraja te gën fee jëm mooy doomu aadama ñu war koo taxaw war koo tette ba def ci moom jikko yi gën a rafet xam-xam yi gën a sell te gën a kawe ngir mu manal boppam man njabootam man askanam man jamonoom loolu ñu ni kon lañ ci roccee loxo képp koo xam ni gëm nga diine loolu problème la man damay wax ni laïcité yii ñu ñu indil fii ak bit France laa wax erreur la ci histoire erreur la maanaam njuumteel histoire la taarix ku ne xam na ni France bokkoon nañ ci ñi ëpp pas-pas ci tugal d'ailleurs moom la ñuy wax la fille aînée de l'église mais bu ñu demee ba mën a xulóogu yàlla jàmmaar la moom dafa bari lu ko dafa am lu ko war alors du ma dikkaat ci fait historique yi ñun ñëpp xam nañu mais ñun dañoo am problème gis nga réew mi ku ni intellectuel nga am nga problème war nañ laa dem ñu xoolaat parce que mën nañoo toog fii autour d'une table
contradiction dafay am mënuñoo d'accord ci dem mais problème mu laïcité mënuñu ko gën a xam ña nga xam ne ñoo ko sos te xam lañ ci jublu. dafa am bis am ñaari kàngam yu ci waxtaan ñoom ñaar kenn ki ni ko xam nga ni samay xalaat moo ko Fernand Buisson ñu ci doon waxtaan mu ni ko xam nga samay xalaat xam nga ko waaye suñu jublu dëgg mooy nit ñi par ñu jaare par la liberté ak les droits de l'homme root ci ñoom li ñu gëmoon tegtal leen leneen te bis boobu loolu bis bu dañee rek war nga ne xam ne am na loolu la wutale bu la neexee nag tuddal diine bu la neexee nag ko tuddal waaye maa ngi recommandé waroon xam-xam yi xam naa ni lire nañ ko sax ku ñuy wax Vincent Payon ancien ministre de l'éducation en France sous Hollande bind na téere bu am solo ci loolu d'ailleurs ku critique la sax ci gars yi dañ jàpp yëf yi dafay bind téere bu ñuy wax ni la révolution n'est pas terminée. Effectivement pour comprendre yëf yi fi mu jëm xam ni fan ñu jëmee yëgul looloo waral ma jàpp ni Serigne Touba mësta tàqali politique ak diine mësu ko tàqali mais dafa am problème bu amoon ak daay bu làkkee ak daay bu dee képp tàkk doo fa nekk naan sawaay àggaleel kaamil bi xët mu ko da ngay fexe noo rawee sa bakkan d'abord ba pare te loolu xasida gi ma yor dana ko firndeel muy ilhamu salam wax na ci lu bari lu jëm ci loolu mësul tàqale yaar yooyu waaye dafa xam ne ñii dikk nañ noot ñu wax mbirum pénc moom xam na ni ca doy bi fekk gis na fi mu jéeg tubaab bi sëriñ si gis na fi mu jéeg tubaab bi kon li ko dese te dese ko mooy na jéem a jël nit ñi defar leen dem ca àll ba nit ñooñu ñooy samp kër te buñ tàmbalee samp kër léegi ñu génn ci pénc mi suñ génnee ci pénc mi li ñu war a def xam nañ man foog naa ni approche boobu laa amoon d'ailleurs bi mu demee ci bi mu demee Saint-Louis en 1895 bi mu waxee tubaab bi bëggee ni dafa wax ni wa baax fal majjuusu wa nasaara saaru li iblisa la rawi usaara ci ngay comprendre moom gis-gis bi mu ci am moom pour moom ñaari rek fi nekk ou bien tu t'es soumis à la volonté divine ou bien tu t'es rebellé Sëñ Tuubaa moom gis-gis boobu la ca moom ñaari kuréel yooyu te foog naa ne kuréel yooyu it lañ ñu wax ci alxuraan benn bi mu ni ñii ma gis bi seytaane féeteerloo ba yàlla génne ko ci yërmandeem ci la defi pexeem ba jàpp majjoos ak nasaraan moo leen di def loo di leen dindiloo moo leen tënk moo leen yeew fa mu leen yeew joxe na ci nag ak tegtee yu bari yoo xam ni xamees na ko waaye bokk na ci lu mu wax rek ni yasxawna fi leyli wa fi nahaari li jaalibin li ghadabin jabbaari bu ñu xëyee lu naqar yàlla ci lañuy xëy bu ñu gontee lu naqar yàlla ci lañuy gont waxtu wu ci nekk taxaw nañ am posture déclaré guerre yàlla di def lu ko naqar kon ku mel noonu su ko amee te xam ne ni amul jumtukaay jàmmaarloo ñoom kon stratégie bi mu mën a def mooy fexe ba ndax fekk na ci réew moo xam ne bi ñuy gënee àdduna rek juste du mat fukki at la ñuy soog a dogal jaay bu ñu doon jaay ay mbokkam en 1848 yàggul dara alors ci contexte boobu la nekk ba tax na moo tax sax ma foog ni même xaaloo yeer kan bi ñuy wax ni il faudrait que ñuy delluwaat ci contexte ba di ko analyser di ko jël en compte aussi parce que booba buur a fi am un royaume et ses sujets nga xam ni kenn ku ci nekk day am droit de vie et de mort li mu wax rek moom mooy li am te it ku ne xam na ni tàggatuñ leen woon ci diine ku mel noonu nag soo ko jegee boo moytul da nga ànd ak moom ci njaaxum yooyu muy def par contre actuellement nekkatuñ ci situation boobu actuellement c'est le peuple qui est souverain bon donte souveraineté bi dama ko def entre guillemets peuple bi ñoo yor baat bi alors bu fekkee peuple bee yor baat bi foog naa ni askan wi ku ci bokk kenn ku ci nekk war ngaa mën a joxe sa xalaat ak participer ci liy tax réew mi mën a dem ci kanam foog naa ni loolu dana am solo ci jamono jooju ak ji dafa wuute diamétralement bokkuñ te li ci firnde mooy mën naa cee jël exemple ci ku Serigne Touba yar
ak doomi Serigne Touba ku Serigne Touba yar muy maam Cheikh Ibra Fall mu bokkoon bokk ci Cheikh si ku ne xam na ni maam Cheikh Ibra Fall takk na laxasaayam politique ci réew mi ku ne xam na ni maam Cheikh Ibra Fall politique na ci réew mi ndax bi ñu yóbboo sëriñam mu amul jaaxle dafiy pexe fu ne mu dugg fa amu ci pexe mu gisee kàppoo ni ko man daal sama sëriñ ba rek laa bëgg ñu delloo si mu ne ko man mënuma ci dara xanaa bu fekkoonte ni fal nañ ma député danaa am ay pexe maam Cheikh Ibra Fall yëkkati xaalis bu bari ni ko kon am départel ci lii ba noppi takk laxasaayam wër campagne am donc gis nga kon teqale wuñ ko mais peut-être gisaguñu woon ni xëy na ñor na ba ñu war koo lekk rek wala ñu màcc ko ñor na beneen bi ci des du ma jaar ci sëñ Modou Fall sëñ Fallou sax sëñ Abdoulaye laay wax rek directement mais fii la taxaw ci ëtt bii ni ku woteelul Abdou Diouf war nga sëñ Touba mais loolu lu ko gën a garaaw mosuma ko dégg wat mais acte politique la kon ñun murit yi nga xam ni dañoo jaayante di wut ngërëmal yàlla mu ni ku woteelul Abdou Diouf war nga Serigne Touba mais war nañoo xam ni kon y a un lien parce que doomu aadama il faut ñu comprendre ko ni dafa nekk ci dimension boo xam ni dafa doon une créature composée jëmmam ji am leneen lu mu ëmb loo xam ne lenn lu ci nekk dafa soxlaa dund dafa soxlaa dox jëmmam ji nag ya ca des du sotti ndara di dañoo toppatoo jëmm ji ba pare ndax bala nga ne naam ne fa fi mu ne fii ñu fiy toog kenn ku fi wax waa ñiy tëdd fii ci armée yi nekk sunuy wax ñun ñuy dund la ñuy wax donc loolu ci ngay gisee importance su toppatoo jëmm mun a madd bi effectivement ak yi nga xam ne aju na ci mu soxla ko pour ñu mën koo dundal dégg nga suñu affaire bi gaaw na de ah kon baal ma gaawtu kon loolu foog naa ni lu ci am solo la ba tax na jëmm jooju moom bi mu gisee lan ni woon nañu ko toppatoo malheureusement nag mel na ni am nay jafe-jafe ñu ci ndax nattukaay bi ma ci jël rek man wax dëgg xalaat loo na ma lu bari mooy damay gis tey homme politique yi fu nu jógee rek dem ci sëriñ si ñaanal ma waaye koo xam ni boo soxlaa ñaanal waaye soxlawoo xalaat soxla nga ñaanal mais soxlawoo xalaat man loolu wax dëgg jaaxal na sëñ bi ñaanal ma waaye bu ma wax sa xalaat la preuve référendum bi léegi docteur doon wax bi mu amee ñañ war a consulter nañ leen ba pare mais bi ñu fixé date bi ba tànn tomb yi ñu war a laaj globalisé ko nag ñu la da nga naan waaw mbaa déet rek ba fixé date bi ñu ko war a def ci semaine boobu ci lañu soog a dem ci kilifay diine yi loolu lu mu firi mooy laaj ma la sa xaalis ak loo mën a xalaat ça ne compte pas loolu mooy ni yow ñi ma war a diisoo aussi bokkoo ci te en loge aussi mais maçon yi loolu la ñuy wax nit yi diine yi du ñu seen i nawle yu ngeen war di waxal c'est ça qu'il faut comprendre alors ba tax na kon politique ak diine mu ngi su koo tàqale li fi nekk mooy ku am diine ak ku ko ñàkk maanaam diine ju yàlla gërëm kenn ku ci nekk nag ak nam ko war a defaree ci taxaw ci lu mel ni Cheikhul Khadim wa aghrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa maanaam nekk ci liggéeyal nit ñi te ëmb seen yërmande bu lor waree jot yow mi jiitu lor waaye njaboot gi moom bu kenn lor na nga leen toppatoo na nga leen taxaw te lu ci nekk nga xam ni loo ca wax mbaa nga def ko bisa ngi ñëw nga rendre compte ndax wa kulluhum atihi yawmal qiyaamati farda wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yéem naa ko ngir màggalam gi doon safar di defar mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful lu doon laa ngi